gis nga Leyti maa ngi lay ziar dégg nga juufeen bi lu mu wax nee na ma ma laaj waa jooju di dugg si de sant seen lu mu def ak weeru koor bi ma lay wax avant tout déwénit baal ma ndax sonal naa leen. Buzz baal nañ la àq. macha allah. di profito rek di baalu aussi Sénégalais yëpp àq. di leen jégal tey baalu ñëpp àq. di ñaan yàlla mi am njégal yàlla ñu boole jégal. amiin yaa rabbal. yàlla ñu yàlla dimbali baal ñu suñuy bàkkaar. nangul ñu suñu jaamu. lépp lu jëm ci lu baax yàlla dimbali ñu fulal ñu ko. baalu Sénégal ñu ngi baalu Sénégal yi baax. tey wax pël yeeg joolaay nag. nañu góorgóorlu ci weeru koor gi lii yàggul. bilaay walaay war nañu góorgóorlu de. déjà benn fan dem na. bilaay man am naa ñaar fan. ma ne ñoom tumaaneeg ñëpp daal. ne leen maa ngi leen di nañu góorgóorlu rek te xam ne du yàgg. dëgg la. incha allah nañu góorgóorlu muñ leen 30 jours bariwul ah 30 jours bariwul muñ leen alpulaar yeeg joolaa yi. avant tout dama lay wax félicitation du tax félicitation bi ma lay mujjee jël ci live bi boobu c'était à moins de 24 heures d'un combat capital. combat capital contre Patrick Schmidt. parce que tey combat boo xamante ne du moom ngeen waajaloon beneen adversaire ngeen waajaloon. ngeen ñëw bu combat bi des moins de 48 heures. ñu ne leen seen adversaire bëlikat mënut a combattre ndax dañ ko def en quarantaine par rapport ak Covid 19 bi. ñu jox leen nag adversaire boo xamante ne xamoo leen ko xamoo leen lu mu mënee xamoo leen lu mu tëlee xamoo leen lu mu tëleewul. waaye nag ngeen seen ngor seen fulla ak seen fayda ngeen ne tey Sénégal mu ngi leen di xaar Sénégal bëgg na gis seen combat ngeen jël adversaire bi ba pare gagner avec la manière. tey histoire boobu bu ngeen ci génnee. yan enseignement ngeen di tirer ci combat boobu selon vous qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché yan jàngat ngeen di def ci combat boobu ngeen amoon. waaw bon alhamdulilah rabbil alamina nous rendons grâce à Dieu. bi nga xamante ni wax dëgg yàlla niñ ko doon ñaanee la ñu ko mayee. l'essentiel c'était de gagner. et vraiment yàlla defal nañu ñu am ndam lu sedd guy. ndax ñun nag dañuy bëgg vraiment ndam li nu mu munti demee itam mu doon lu sedd guy tey ñaan yàlla rek bu ci ñëw jig ñu. donc liñ ci mun a jàngat mooy lii moo ñuy won ne MMA nekkul loo xamante ni sa adversaire bu amee problème rek da ngay dellu toog wala nga dem di ko xaar. donc dina gën a dëgëral que ne ñun ba ci combat bi nga xamante ni moom la ñu jublu. tant que arbitre bi sifflewul wala waxul ne dellu leen ci ginnaaw. dañuy jàpp ne à tout moment mun nañ ko changer. donc loolu dañ koy el di gën a préparer waayel. waaye nag comme ni ma la waxoon xam nga jàmbaar moom moo neex a faral. ndax jàmbaar moo neex a faral mooy booy xuloo moom fekk na moom mu ngi dóor gaay donc xëy na peut-être. rek moom ku ne xam na ne ku ne xam na jikkoom. te wax dëgg yàlla fi nga xamante ni foofu lañ koy teg mu ngi ci yoon wi di ci jaar. jéemu la xool lu tax ñu koy jaarale fii jéemu la gëstu ba xam ndax yoon wi am na xaaxam wala amul leneen moom yoon buñ ko munti jaaral rek. li ko ci amal importance mooy même bu amee ay kamb ay dëgg et cetera ak obstacle bu mu ci munti doon naka lay def ba franchir obstacle boobu noonu. macha allah macha allah. voilà loolu lu am solo la ci athlète aussi. macha allah waaye tey ngeen signé woon 5 combats ak One Championship est-ce que contrat boobu mu ngi en cours ba léegi wala am na ci diggante bi yeneen négociation yu am seen diggante ak One Championship ndax gis nañ ni que tey partout dans le monde bu nekkee un athlète est en cours de contrat mu def livrer la moitié disons de la prestation parce que Reug Reug def na 2 combats. gars yi en général mun nañ xool ne kii kat c'est quelqu'un de prometteur nañ xool nu ñuy yokkee contrat am wa ilaa ci 5 yi lañ koy yemale yéen ngeen taxaw ci 5 yi am leneen li ngeen viser après est-ce que contrat bi ngeen signé woon moo nekk en cours ba léegi wala ci diggante bi yow mi agent wu Reug Reug am nga leneen loo négocier ak One Championship. waaw comme li nga ko waxee dafa jeexal wax ji
parce que bu fekkente ne 5 contrats la ñu signé te en matière de combat moom kenn mënut a def 2 combats et demi te ku ne xam na ne moitié 5 c'est 2 et demi. donc boo defee 2 yaa ngi nekk inférieur ba léegi. ma jàpp ne nag li nga wax nii moom incha allahu rabi après le 29. maanaam bu soobee yàlla nga xam ne day fekk ñu livrer ak ñoom suñu 3e combat. jàpp naa ne incha allahu rabi li nga wax ni ci lay gën a mun neex a calculer. mais ni après le 29 exactement ça noonu la demee. le 29 avril kon sànq maa ngi koy wax mais man awma ci dara lu ma leer kon le 29 avril dafa événement bu nga xamante ni Reug Reug da ko dëgmal ak waa One Championship. waaw incha allahu rabi le 29 avril ci la prochain fight am bu soobee yàlla. maanaam dafa am benn fight boo xam moins 2 mois kon mu nar a def ñaari fight mais lan moo tax ñuy accélérer Reug Reug fu mu toll nii lan moo xew. bon accéléré wu ñu Reug Reug parce que Reug Reug moom defe naa ne gis nga ko ci benn interview yi sax que muy wax ne moom newul fii di soxla ay 2 mois ki 4 mois. pour fight te yaakaar naa ne aujourd'hui bu fekkente woon ne keneen la. xëy na man avant moo wax loolu sax j'espère que dégg ngeen ma fi ma ne moom leer na ma ne bu sañoon dañ koy def comme mbappat rek. saa yu déggee ne waa Mbélo ngi ca ngay tëgg rek mu départ bu paree mu dem xalambas bu paree mu dem coombi bu paree mu dem kër Mbañ Jóob bu paree mu dem buj wala bu paree mu dem ndangaan jéen rek. dëgg la waaw mais loolu yëpp comme li ma la wax rek xam nga boo nekkee xale wax dëgg yàlla aussi bëgg li ngay def. yaakaar naa ne comme la ma leen doon faral di wax rek ay jamono yu lu simple. dama daan faral di wax ne bu fekkente ne sàcc mooy sa liggéey. sama téléphone yi sax boo leen rombee yóbbu leen. am na solo liggéey voilà donc moom ngeen di tasante loolu lay doxee ba léegi quoi. le 29 avril ngeen di tasanteeg ku ñu woowee Kirill Grishenko. noonu la tudd waaw. originaire de. Biélorussie Biélorussie la. waaw mu nekk nit koo xamante ne itam li ngeen def ci MMA moom loolu la def ci MMA da ngeen am 3 combats 3 victoires ci MMA moom mu am 3 combats 3 victoires ci MMA kenn musugul toog ci kawam ba gañe ko. mu nekk nit koo xamante ne itam gis nañ ni que dafa am ay spécialité en lutte parce que ku ne xam ne Biélorussie nekk na zone boo xam ne ay Daghestan ay Russie mooy lépp luy Union soviétique côté boobu noonu dañu nekk zone boo xamante ne ñu mun a bëre lañu donc mu nekk adversaire boo xamante ne am na ay atout en lutte gréco-romaine am na ay atout en lutte libre donc adversaire boobu noonu lan ngeen bëgg a wone seen diggante ak moom lan moo tax ñu jox leen ko ba ngeen accepté ko dafa am benn défi bi ngeen bëgg a relever wa ilaa dafa am lenn loo xamante ne maanaam One Championship bëgg na ko ci diggante boobu lan moo tax ngeen jël adversaire boobu daal. waaw en tout cas pour préciser que ne aussi le choix de l'adversaire ça se fait d'abord par la Ligue One Champion. ñun nag boo xoolee comme li ma la wax rek waxoon naa la ko ci ay live lay wax. Reug moom li mu wax dafa leer. moom amul kenn ku mu fi bàyyi. xanaa benn Sénégal buñ ne dem na One Champion. dëgg la loolu daal la ne fas yéene wu ko def. mais à part loolu aujourd'hui daanaka combattant bu ñëw dëgg la nag danañ xool saytu ko gëstu ko ba xam fan la jógee ban team la bokk comme kii ni mu bokkee team MC bi et cetera. xool li nga xam ne ni maanaam moom lay liggéey. li ñu ci amal solo dëgg sax c'est pas palmarès am ci MMA. waaw mais man mi nga xamante ni tey buñ ma proposé adversaire moom balaa ma ko yëgal au moins danaa ci am benn aperçu. li ma ñor du combien de combat la am ñaata yoon la gagné. li ma gën a ñor mooy fan la soqeekoo. dafa mel ni tey ñu joxoon la benn lutteur X au Sénégal. dëgg la war ngaa mun a xool par exemple arène ñaata combat la am mais dëgg fan la ban boor la jóge dafa mel ni ñu doon def ay lambu joola lambu tukulóor lambu séeréer. donc war ngaa mun a xool ba xam kii lamb ji mu jóge par rapport ak man lamb bi may def. lan moo ci gën a
am lan doole mooy daal ay comme ni ma ko mën a wax. combattant bi daal lan mooy style combattant bi. daal mooy style combattant bi boo paree nag nga doog a ñëw ci ay combat am MMA ñi mu dajal lan moo nekkoon seen style. est-ce que gagné macha na ku allah mel ni est-ce que gagné na ku mel ni man loolu lay analyser. macha allah est-ce que macha allah. jot na ku mel ni man ki ma am te ci parcours am yëpp gis nga ne laalewul ak koo xamante ni parce que quoi qu'on puisse dire nag tey jii même ñi ñu bokkal Afrique de l'Ouest muy ECOWAS CEDEAO xanaa xamoo même compétition yi ñuy def nii Niger lañ ci gën a xaw a nirool bëre te ba léegi sax bokkul. le lutteur sénégalais. position moom bu ci combat ni muy taxawee fala wute képp koo munti gis ci àddina na nga ko seetlu dëkk yi am bëre yëpp bu la neexee playal seen vidéo nga xool par rapport à la lutte sénégalaise c'est diamétralement opposé. donc yéen seen ci combat bi c'est la lutte sénégalaise surtout la lutte avec frappe. merci. donc man li ma jàpp mooy tey dafa mel ni daal lambu Sénégal ni ma ko gisee à travers le monde entier ñi ma jot a suivre yëpp seen lamb ba ci kii nga xamante ni moom ngay wax nii. dafa mel ni lutteur sénégalais moom day taxaw ak ñaari tànk ki nga dajal taxaw ak benn tànk. loolu nag sama xalaat la. sa xalaat la mais itam bëgg nañ la laaj benn affaire léegi lan moo waral ci préparation bi mu am changement de pays gis nañ ni Reug Reug saa yi amoon combat MMA da doon waajale États-Unis mais ñu gis ni que combat bi mu génn diggante ma Patrick Schmidt mu ngi ko waajalee Dubaï ñu gis ni bu mu gañee ba pare itam Dubaï la dellu di préparer waat faa itam lan moo tax ngeen changer de pays lu tax ngeen jógee États-Unis di préparer seen ay combat léegi Dubaï. waaw comme ni ma ko waxee woon rek wax naa ko ak Boucar di ko nuyu de passage Boucar Ndour Lutte TV. donc waxoon naa ko ak le choix du pays mooy nañ xool ci position géographique yi. foofu sax dama faa xawoon juum parce que boo xoolee tey Dubaï Singapour c'est 7h30 de vol. macha allah. donc même bu Reug déparé woon Sénégal. dem wàcc Dubaï. bu defee vol direct c'est 9h30. bu ca tegaatee beneen 7h30 donc boo xoolee day doon rek benn 17h. alors que New York vol direct. bi muy dem pour combattre ak Ngalani. New York aéroport John Fitzgerald Kennedy. ba Singapour maanaam 19h de vol la non stop. kon kooku. dana xaw a métti nga def 19h yoo xamante ni da ngaa toog ci vol. vraiment dana métti na lool. donc yow da ngay jël benn 24h boo xamante ni kaw nga bëgg a yegg nag il va falloir nga toogaat beneen fan pour jéem a noppalu pour jéem a redemander waat say entraînement sinon mënoo ko forcer. macha allah am na solo. voilà ci lañ teel a calculer xam ne lii mënut a nekk. yàlla dogal aussi ñu am vraiment ay partenaires yu solides yoo xamante ni ils sont prêts à tout pour que Reug doon koo xamante ni moom ku ko gis xam ne kii day liggéey fowut ci la ñu waxtaan ak ñoom donc wax dëgg yàlla comme li ma la ko waxee woon rek peut-être y avait pas de communication avant mais loolu yëpp lu ñu liggéey la par exemple ci période du Covid bi sans pour autant ñu gisee face à face tête à tête ak ñi nga xamante ni maanaam ñooñu leen seqal business bi. am na solo donc par conférence et cetera et tout ci lañ nekkoon rek ba ni ñuy am salle boobu noonu nga xam ne tey jii nii ku ne xam na ne à Dubaï benn salle gënu ko complet. salle boobu Reug Reug nekk léegi salle boobu noonu Reug Reug mu ngi entraîné nekk ñoo xamante ne dañu nekk ci biir ligu UFC sax. absolument parce que salle bu complet par rapport ak salle bu mu nekkoon États-Unis sparring partenaire bu mu am Dubaï est-ce que moo gën sparring partenaire yi mu amoon États-Unis. non bokkul en aucun cas salle bii Dubaï moom mooy gën pourquoi parce que salle bi nga xamante nii moo nekk fële États-Unis salle boobu noonu pour MMA la. donc bu dee boxe bi may nuyu coach yi Moussouka ak Norma donte dégguñu xëy na peut-être wolof bi ñuy wax. voilà donc salle bi
dafa am MMA am jiu-jitsu am kickboxing am boxe ring baa nga fa et tout donc du loo xamante ni tey da ngay jógee ci géewu arène ñëw ñu teg la ci ring nga naan lii est-ce que fi ma toog nii mbaa bu ma yëkkatee waa ji sax maa ngi moom dina ànd surux donc loolu yëpp am na fa au complet yoo xamante ni maanaam jumtukaay yi gis ngeen leen quoi. mais ñu gis coach Reug Reug au niveau du Sénégal Reug Reug am na benn coach bu ñu woowee coach Niass Diouf sama mbokk séeréer boobu moom itam mais ñu gis ni dafa mel ni dafa nekk Reug Reug actuellement à Dubaï. moo nekk ak moom parce que ku ne xam na ne ñun jàpp naa ne depuis le début ñun benn mun naa ko woy slogan di suñu gëm-gëm yi boo xamante ni moom la ñu am ñun bokkuñu ci ñi gëm ne par exemple aujourd'hui la vérité sonne blanche dañ ko bëgg a dindi ñun li ñu gëm mooy am coach nit ku ñuul parce que j'ai l'habitude de dire aussi que ne ñi nga xam ne ñooñu jàngaloon oto bu njëkk ba buñ ñëwaatoon Sénégal nga gis ay sénégalais yoo xamante ni dañ leen di wax ne nii ñoo leen dàqa dawal foofu ba di leen may kon nag il est temps ñun ñu wóolu suñu ressources humaines ku mel ni Mamadou Diouf alias Niass moo koy nuyu de passage di ko sant aussi di ko gërëm ku ne xam na moom li mu liggéey ci MMA il a été même un combattant peut-être par manque de moyens par manque par exemple de relations d'encadrement voilà xëy na looloo tax maanaam mu dem ba âge am bugg a dépasser mais même ak âge bi mu yor sax nii warul naa fekk mu doon un bon combattant donc ku mel noonu boo ko amee gis wax dëgg yàlla expertise bi nga xamante ni moom la indil gis muy entraîner nga xam ne muy def may nuyu Omar Ndiaye de passage yi nga xamante ni mooy le coach de Reug Reug en boxe nga xamante ni mook Niass c'est des amis donc moom itam moo koy nuyu de passage macha allah mais voilà ma bëgg rek benn affaire Leyti lan mooy objectif fu mu toll nii à court terme de Reug Reug est-ce que parce que tey loolu mënuñ ko bañ a wax yow ci sa bopp maa ngi lay gis yaa ngi gis ay publication ci ay médias internationaux yoo xamante ne du ay médias Sénégal ah li may wax nii yaa ma gën a xam ay médias internationaux de sport de combat yuy wax ci Reug Reug ba di wax lan ngeen xalaat ci Reug Reug ba di wax ki arrêtera Reug Reug ba gars yi di ci def ay débat ci commentaires yi te yow gis naa la nga commentaire sax ci ñoom di tontu ñenn ñi mais mu am ñenn ci ñoom ñu wax ni que Reug Reug ne doit pas perdre du temps ci One Championship dafa war a gaaw a dugg UFC am ñeneen naan Reug Reug bu ñëwee UFC war na mun dem ba niveau ñoom Francis Ngannou am ñeneen ñu naan Reug Reug amul niveau Francis Ngannou ñu bëri di wax werante bi bëri loolu mooy wane ni maanaam Reug Reug est devenu un champion macha allah ñi ñaa ngi koy bàyyi xel waaye itam lan mooy seen objectif yéen encadrement Reug Reug est-ce que c'est d'intégrer l'UFC est-ce que c'est d'intégrer l'UFC le plus rapidement possible à la fin de vos 5 combats ou bien da ngeen bëgg a toog One Championship encore signé waat lan mooy objectif bi Leyti. waaw xam nga affaire yi moom UFC ligue la rek comme One Champions dëgg la nag mooy ligue bi gën a mag mooy ligue bi gën a baax tey au niveau mondial loolu mun nañ ko wax mais li ma mën a wax rek mooy ñun yàkkamti wuñu pourquoi parce que aujourd'hui man gëm naa ne Reug bu ko yàlla lafalee cat musal ko ci seytaane lépp lu waay def UFC yaa xam heavyweight yaa xam lightweight welterweight huit catégories yëpp lépp lu ca waay def ci jàlloore man gëm naa ne moom il peut faire le double bokkunu li tax yàkkamti woo leen mais am nga bëgg est-ce que tey fu mu toll ni commencé nga ay contact ak ay nit yoo xamante ne mun na leen permettre ngeen dugg UFC est-ce que tey Leyti mu ngi commencé contact yi parce que au rythme où ça va en moins de 3 mois nga def 2 combats di jëm ci 3e combat am est-ce que yaa ngi commencé les contacts ak les gars de l'UFC loolu li ngay wax nii moom mooy géeju Caaroy bi am na ndox wala Caaroy géej gaa fa jaar parce que yow li nga xam nga ne
li ñu dugal One Champions yow ba léegi tu te poses la question. dëgg la mu ngi noonu te comme ni ma la waxee moo li ci ne on était en pleine Covid kenn waxatul woon waxu affaire combat wala leneen. li ñu si doon jéem yëpp dafa mujj avorté. mais boo xoolee ak ni ñu demee nii daanaka dañoo dem ba bi duma Covid bi moom jeexul mu ngi fi ba léegi. waaye bi ñu ubbi waatee affaire yi rek ñun yàlla dimbali ñu bokk ci ñi nga xamante ni commencé nañoo jongante. am na solo encadrement bu am solo da ciy baax waaye nag léegi un choix Reug Reug un contrat à l'UFC ou bien Reug Reug un deuxième contrat One Championship ñaar yaa ngi ni taxaw tu choisis quoi. li may choisir mooy balaa ma cee mun a wax dara daa fekk man ma jeexal ak One Champion ba pare xam nga One Champion moom bu ñu paree. yow li nga wax xam nga ne maîtriser nga ko sànq. dafa am moment boo xamante ni bu ñu fa yeggee. man danaa mun a xam li nga xamante ni moom laay décider. danaa mun a xam fi nga xamante ni danaa fa duut baaraam ne kat lii mooy li nga xamante ni moom la ñu bëgg. parce que aujourd'hui comme ni nga ko waxee mooy li ci nekk. Reug yàlla def na tey One Champion. na nga ko xool seen site. aujourd'hui amul benn vidéo booy dugal. même ci seen ki nga xamante ni moom moo yor tey belt bi. boo dugalee dugal vidéo Reug dinañ ko doubler ci ay vues. loolu ça tout le monde le sait. donc car macha allah yàlla na ko yàlla dafa cat mais One Champion ñoo ko bëggal. dëgg la. donc loolu yàlla nañu yàlla dimbali ñu terminer rek en beauté. les 5 combats qui ont été signés. yàlla dimbali ñu itam rek ñu wax dëgg yàlla ñuy juboo ak partenaire boo xamante ni que ça soit muy One Champion wala que ça soit muy UFC. adduna bi ñoom ñu ngi fi di xool. voilà donc loolu li ci nekk quoi. loolu moo dina leer léegi dernière question bi may am pour tëj côté UFC bi balaa dinaa jël Reug Reug léegi mu ngi en ligne moom itam dernière question bi may am mooy Leyti am na kuy seetlu ne Reug Reug fu mu toll ak làkk bi jàngum làkk anglais est-ce que tey parce que gis nañ ni que ci sport haut niveau gis ngeen da ngay gis footballeur boo xamante ne day dem championnat Espagne muy dem championnat Espagne déggul daray ci làkk bi. mais mu dem ba ci biir mu jàng làkk bi nga gis kuy dem championnat Angleterre dem ba ci biir jàng làkk bi ñu gis ni Reug Reug itam dina bokk ci luy neexal face à face am yi mu dégg làkk anglais est-ce que Reug Reug commencé na jàngum làkk bi wala boog projet la bi nga xamante ne commencé tàmbalee gu ko mais dina ñëw ci kanam. waaw loolu li ma ci mën a wax mooy. buñ ko waxutoon sax ku nekk war a xam ne loolu lu tegu la. dafa nekk nag ne il faut nit ñi xaw ñoo comprendre tuuti. mooy ñun ay mbërum làmb lañu. ay mbërum làmb lañu. du loo xam ne dañoo def examen. admis pour nekkat nañu dem defi MMA. ni ma ko mun a waxee on est rentré en autodidacte. ci sportu MMA bi. ndar nag xewul sotti. munoo tëb rek xëccandoo même boo ko buggee comparer sax ak ñi nga xamante ni tey ay joueur lañ dana xaw a wute parce que nag joueur au moins boo nekkee équipe nationale wala au moins nga am fii benn club nekk Sénégal yaa ngi rêvé kat kañ laay dem Liverpool kañ laay dem feneen kañ laay dem feneen. comprendre nga. mais lamb ji moom bu caaxaan passé dëgg des musu ñoo xalaat lamb ju ñu organiser ak ay américain wala ñu organiser lamb ak ay norvégien. dañoo jàppoon na ay mbërum lamb lañ rek. ba yàlla dogal mu doon koo xamante ni ku bëgg sport de combat la. ñi ba lii daanu suñ kaw. donc par A ou B. bu laajee maanaam ñu dem jàngiwaat ñun ñëpp séeréer. danañ jàngi ñun ñëpp séeréer. waxuma la moom waaye man mii di wax ak yow sax booy boo nañ ma inscrire rek ma jàngi. macha allah kon bokk na ci seen ay projet tàmbali goo leen ko mais bokk na ci seen ay projet tey mu dem ba perfectionné wu anglais nga xamante ne loolu dina contribuer ci luy gën a attirer sponsor yi sax ah. tàmbale na sax ndax wóor na ma ne yow boo àndoon ak Reug New York moom moo lay guider. ah macha allah kontaan nañ mais léegi mënuma la bàyyi yaay manager Reug Reug ci
MMA waaye yaay agent wam ci làmb rëg-rëg dëgmal benn combat digganteem ak guy gi parce que balaa may jël rëg-rëg mënu ma la bañ a laaj ci loolu est-ce que fu mu toll nii gis ngeen ni promoteur yëpp ñu ngi dem di jëli ji ay date dégg nañu Boy Niang Tapha Tine dégg nañ ci date Balla Gaye Bombardier ñu ngi ciy dégg date Modou Lo Ama Baldé ñu ngi dégg ni ko Luc Nicolaï léegi mu régulariser ko au niveau du CNG waaye fu ngeen toll ak waa Sénégal Entertainment Group est-ce que jox nañ leen date wala yéen a ngi waxtaan par rapport à la date. waa di nuyu maa aussi c'est de passage ak waa Sénégal Entertainment Group staff bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax comme ni ma la ko waxee bu ma sañoon nag man moom du ma wax ci loolu moom xam naa ne la ma la waxoon rek bu ma sañoon nga woo paala nga jël ko parce que loolu moom xam naa ne moom moo koy suivre li ma ci mën a wax daal mooy te mun ko wax comme ni nga ko waxee comme koo xamante ni comme ku mel ni yow connaissant bien sama diggante ak rëg mooy li ma la mun a xamal daal mooy li ma gëm te xam ne moom waxuma la rëg waaye Cheikh sax wóor na ma ne pare na Dawur pare na Birane pare na Mamou Thiaré pare na seen diggante ak guy gi pare ngeen déggoo li ma la wax maanaam buñ ne woon suba nañ ñëw bëre lenn rek la ñuy ñaan maawo 9h30 de vol yi nga xamante ni moom la rek di jóge Dubaï pour ñëw Sénégal waaye yéen moom nu mu demee nii ah gars yi ñoo ne mbër mu ndaw moom warta préparé day pare am na solo waaye nag yàlla kon xoolal bu caaxaan passé dëgg des y a les experts de la lutte sénégalaise ñàkkul ñuy suivre live bi am na aussi ñoo xamante ni depuis que Reug démarré carrière am ñu ngi koy ku ci mel ni déggal ma doguma la yàlla bu la yàlla dog ku ci mel ni Malick Ngom arbitre dañ koy nuyu sànq bi nga duggee mu ngi lay félicité di félicité Reug maa ngi koy nuyu di ko ziyaare de passage di wax ne c'est un grand homme ku mën li muy def ku bëgg li muy def aussi waaye aussi di wax ne ku mel ni par exemple nu mu taati Tafa Gueye le tigre de Fass le champion de tous les temps Yaxya Diop Yékini ñoo ñëpp c'est des experts ak ñeneen ñoo xamante ni ñoom ñoo leen mag ñoom Jerry Boston ak ñeneen nan la wax ñoom bañ dalay suivre Reug ba léegi ni ban année lañ ko suivre kenn ci ñoom mun a wax ne parewul wala mu ngi préparé maanaam saa yu day pare macha allah ñun kay li ñuy ñaan yàlla moo nañu lafal cat rek ñu teel leen jox dat waaye itam am na leen loo xamante ne génnewul ci sama gémmiñ mais génn na ci ay gémmiñu amateur yu bare tey gis nañ ni que jamono ji dafa am lu nekk à la mode da ngay nekk ci benn combat balaa ngaa jóge ci sa combat boobu ñu lay wax ci waxu beneen combat gis nañ ni Balla Gaye mu ngi waajal Bombardier waaye ñu ngi dox digganteem ak Eumeu Sène di dox digganteem ak Gris Bordeaux waaye itam ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug ñu bëri nee leen bu nekkee dafa jëlee ndam ci digganteem ak guy gi war na mun a bëreeg Lac de Guiers numéro 2 est-ce que combat boobu c'est un combat dont Eumeu Sène rêve ou bien c'est un combat qui ne vous intéresse pas. non loolu moom ñun xam nga li ñu intéressé fi mu nekk nii bu fekkee lambu Sénégal li ñu jublu yàlla nañu ci yàlla may ndam lu sedd guy la ca def xanaa c'est le futur qui va nous édifier rek. mais est-ce que vous êtes mais daal yow moom foofu nga toog maanaam Reug bu caaxaan passé dëgg def bu duggee mun na ko waxal boppam parce que man du may faral di waxal kenn li nga war a wax waaye nag loo xam ne wax na ko waxati ko xëy na danaa am droit xëy na jaar ci kenn ku mu bàyyi ci làmb ji ci ñi ngay lim nii yow xam nga ne gisoo ko waaw c'est un combattant boo xamante ni fi mu jàpp sport mooy sport moom ay adversaire rek pour quelque waaw léegi yeggale li nga doon ay adversaire pour quelques minutes waaye du ngeen ay ennemis dëgg la donc aujourd'hui
mbër yi waroon nañoo dem ba toll ci def fulak fayda maa ngi yow ñu sëgg bëri ñu fay ñu xaalis bu ngooree ñu daje ca restaurant ba reerandoo. dëgg la. wala bu lendemain sa jabar invité ma parce que lii xam nga bu ñuy wax ne itam sport warul tàggale ndax daa war a boole. xam nga loolu vraiment wolof Njaay ni mu ko waxee xam na ko. dëgg la. mais dañ koo bëgg di wax rek mais fekk na dunduñu ko. dëgg la. ku nekk boo jógee ne par exemple tey jii du ma bëreeg diw amul sens. dëgg la. ku xam par exemple les anciennes gloires ku mel ni ay génération ñoom Ngaari Maayo ñoom yaa Moussa Rofange yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko. amiin ay Gandiaye yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko papa ñoom teton moom da doon wax ne boo bokkee ak nit ki. ba ngay doomu nijaayam muy sa doomu bàjjan ngeen ñëw lal sengoor yi war a bëri nga ne ko sa nijaay nuyu na la. mu ne la sa bàjjan nuyu na la sax nee na warul yàq lamb ji. dëgg lamb fola. dëgg la boo ne fola nag xam nga nit ñi dañ naan seen fit day rëcc ndax dañ naan xaalis bi ci nekk ak ñu naan fola. mais mënut a dépasser cadre sport. dëgg la. équipe yi nga sama adversaire ennemi. wax bu am solo adversaire ennemi. voilà du ñooy ennemi yàqul dara. déggoo li ma la wax ñaari nit laa la wax doomu nijaay ak doomu bàjjan mun nañoo bëre tey bokk sante ba kenn ki daggatuñu moromam bu ngoon jotee kii dem mais dañuy gën a riis rek sa bàjjan day gën da ngay yóbbu sa bàjjan màkka kii yóbbu nijaay màkka sa nijaay màkka rek mu jeex. am na solo macha allah. nañ ko teg ci cadre lamb rek du loo xamante ni ay animosité wala ay ennemi ñoom it seen ay adversaire lañ rek yoo xamante ni li muy bari yëpp. defe naa ne ay quelques minutes la. ba pare nag aussi di wax rek aussi surtout. non à la violence. na gaa yi xool fi nga xamante ni fa la ñu jóge. nit ñi ñëpp wax nañu pour lamb ji na ubbi. yàlla dimbale ñu tey jii nii ñu ubbi lamb ji. ñiy jóg fële na la di damm ay chaise ak sànni ay xeer loolu lamb da ko war a dépasser. lamb da ko war a dépasser gis nga bépp mbër boo xamante ni dañ laa jox avance dangaa war a dem entraîner ji sérieux ñëw bëre woon say amateur ne leen xanaa xamoo gis nga defet ci lamb du dara. lii gàcce ci lamb mooy tey ñu jox la benn combat nga war a sérieux doo sérieux xaar ba jour lamb ja say supporter di wutlu la ca génnee mun ta nekk. kon mbër muñ fi joxati avance demal nga entraîner ji sérieux même boo ñëwee def la nga war a def daanu sax nit ñi danañ xam ne kii vraiment il a fait ce qu'il devait faire mu jeex. mais toog ba jouru combat ñii di damm chaise fii ñii di yenu ay dal fu nit ñi jóge di xas lamb amul sens. am na solo macha allah kontaan nañ trop ci yow Leyti comme d'habitude xam naa ni heure bi guddi na ci rëg-rëg waaye dinañ ko jël benn 10-15 minutes pour tey mu remercier doomi Sénégal yi nga xamante ne keroog fii live bi guddi googu ñoo ko gisandoo gars yi ñëpp ko doon supporter dañu arrêté live bi sax seetaan combat am bi ba mu jeex ñëpp ñëwaat ci live bi di ko féliciter di ko encourager waaye tamit war a waxtaan ak moom itam ci combat bu mu dëgmal ndax 29 avril ñëw na ba pare macha allah Leyti lan ngay tàggatoo. waaw xanaa comme ni nga ko waxee rek man mii may gërëm sénégalais yi. ndax bi ma jëlee à 24 heures du combat am na nu ma waxee woon. te comme fii laa ko waxee woon rek xëy na fii laay waxaat ne rek maa ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp. di waxaat ñëpp ne. amaat nañ rek incha allahu rabbi beneen combat le 29 avril bu soobee yàlla. di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu ndam xëy na du ñàkk ñu defaat ay yeneen live buñ demee ba affaire yi jege si. di ñaan yàlla rek mu dimbali ñu. wax dëgg yàlla Sénégal continuer di am ndam. parce que comme waaw il faut que je me répète chaque fois du rëg-rëg moom mooy am ndam mais ñun fiñ ci toll nii dañoo jàpp ne Sénégal moo dem jongante yi. macha allah kenn waxul drapeau benn village wala benn pays wala benn dëkk wala benn quartier wala benn écurie. vert jaune rouge lañ fa brandé ak étoile boo xamante ni ci digg bi la nekk. boobu du Cameroun du Mali bi ñu jege du Gambie Sénégal la. waaye buñ ne Sénégal tey ne Afrique sowu jant yëpp dañuy tiitaroo rëg-rëg donc Afrique il va falloir forcément ñuy tiitaroo rëg-rëg. di aussi ñaanal parce que tey am na ay combattants yoo xamante ni ils font partie de MMA Sénégal. waaw dem na compétir yi au Cameroun. ah bon waaw te maître Dame Seck doon ki nga xamante ni moom moo amee salle bi.
ak kan mi nga xamante ni gisoon ngeen ñu invité ko moo Reug Reug un jour TFM. donc tey ku mel ni Moussa Togola. kooku wax yàlla kenn la aussi ci ñun. parce que gis nga yow keroog bi ngeen ñëwee di filmer entraînement bi fële gis ngeen ko fa mu nekk di entraîner ak ñun. donc kooku noonu bu amee combat suba maa ngi wax Sénégalais yëpp nañ ko ñaanal yàlla defal ko ndam lu sedd guy. ndax moom itam c'est un combattant boo xamante ni bu ma sañoon ñu dégg ko sax UFC. vu ni mu ko bëggee ni mu bëggee représenter réew mi. kon maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ko yàlla. waaw macha allah. nag kontaan parce que xam nga comme moom weeru koor moom du ko fooye. kan ci mu ngi woor rek. mais loolu bu yàq sama question man xam nga yooyu denc naa ko fi ci paquet. non mais xam naa ne fa nga jëm mais nag moom ku ko xam man de mun naa koo seedeel ci loolu. parce que defe naa ne dernier combat am Sénégal moo Gris 2 ku ne xam na ne fii la ko préparé ci ñun mais musuma gis soo xamante nii heure yii nii xam nga il fait nuit heure yii nii lañ doon départ pour dem entraînement d'une heure ndax bu bëccëgee day woor. donc macha allah kooku tey kuy taxaw fii di préparer combat xamoon ne danaa bëri après Korité yaakaar naa ne du dem ba wax dëgg yàlla Dubaï bañ ne du woor. donc ñu ko ciy félicité aussi di ko ñaanal yàlla lépp lu mu ci ñaan ci weeru koor gi rek yàlla may ko dal. macha allah am na solo kontaan nañ ci yow bu baax a baax léegi ci seen Omelo ngi. merci beaucoup merci waaw di profité nag di nuyu samay waa dëkk. di leen wax tey vraiment connexion bi baax na. non tey moom am na ay moment yi nga dem Mbelo ngi rek mais instant yi normal. non Mbelo ngi laa nekk nii maa ngi nii ci wetu guy gi toog. macha allah. maa ngi guy gi toog maa ngi nuyu commune Thiombi commune Gandiaye ah bu ma limee damay juum. macha allah boobu yëpp maa ngi leen di nuyu ba keroog ngay yegg Kaarang bàyyiwuma benn dëkk ba keroog ngay yegg ñoom bàyyiwuma benn dëkk. macha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm Sénégal yëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. macha allah kontaan ci yow bu baax léegi jërëjëf. jërëjëf kooku moom mooy li seen